magistrat yi. non yow la. non mais mënoo ci tudd politique. politique la. encore. Pape Ngagne. non attends. Pape Ngagne. xoolal aussi Barthélemy. mais loolu yomb na aussi. mais Pape da ngay taxaw wax lu la neex. mais yow kon bu la neexee nga fekk ba fii ma toog nga dóor ma yóbbu la police nga dem kaso nga ni politique la. Pape Ngagne. wala nga dem nga mbëkk oto jàmbur mu yóbbu la police nga yóbbu la kaso nga ni politique la. Pape Ngagne waaw. saabu du fóot boppam man aw ma droit wax ci man wante lenn mën naa la ko wax du ma président de la république wax nga ko sànq ne nga du ma cour de justice de la CEDEAO wante man xam naa suma bopp may Barthélémy Diaz dama ne procureur képp kese rek donc tëju ci biroom amul sañ-sañ jël téléphone am ne leen dem leen ngeen jàppi Barthélémy Diaz amul sañ-sañ boobu man ma ko wax. procureur amul non dama ne procureur de la république mooy seetaan dama ne amul sañ-sañ moom kese képp rek donc ak xalaatam ak fitam tëju ci biroom jël téléphone am woo section des recherches ne leen dem leen jàppi Barthélémy Diaz. kan mooy Barthélémy Diaz. dama ne. non kan mooy Barthélémy non bul ma wax loolu. man dama parce que soo ma ko waxee di nga ma wax kan mooy Barthélémy boo nee ma procureur. sañ ko def ma Samba sañ ko ma def ma Demba. nga ni sañul jël xam nga yow wax nga lu am solo sànq. waaw ne nga soo jëlee oto nga dem nga mbëkk oto jàmbur wala ñu mais man nekkuma ci cas de figure yooyu je suis exclusivement dans le champ politique man pour ñu jàpp ma ça doit les instructions viennent d'en haut GIGN du procureur mooy ne na GIGN dem ba Sénégal doone Sénégal dama lay invité nga xoolaat archive yi Pape man du ma terroriste man du ma braqueur de banque man jëluma kenn otage ñu jël lu toll lu ni GIGN yónnee GIGN ci mbedd bi en plein jour pour téye ma. mais parce que toujours yaa ngi yor fital. Pape man. c'est normal. Pape déglu ma c'est normal Pape dañu la xam ci fital dañu la accusé ci meurtre. Pape ci rey nit. Pape loolu yëpp ay politique la. loolu bu amee bu ñu lay jëlee mais il faut que mais du comme ni ñuy jëlee keneen du noonu la ñu lay jëlee. Pape ok man dama yor ay garde du corps. en de plus amul kenn ku ci non déglu ma xam nga policier suy ñëw dafa am carte wala amul carte gendarme day am carte wala amul carte yow même soo nekkoon tey suma garde du corps wala man ma nekk sa garde du corps fayeeku ci yow mais man aw ma sañ-sañ génne carte wala policier ñëw génne carte ma génne fetel amul man saay bu maa génne fetel dañ maa song man mosuma song doomu aadama wante man nag du ma yaafus man du ma naafiq te du ma ragal te bakken bi abalewu ma ko kenn lebalewu ma ko kenn te taayalewu ma ko ku ko bëgg a jël yàlla moo xam est-ce que dina am wala du am wante di nga wax lu xees pecc balaa nga koy jël parce que mayewu ma ko te man nag politique jarulu ma yenn nii man du ma ñëw gis nit parce que bokkuñu gis mu ne damay jël sa bakken wala dama lay def lii wala na li wante yow tamit c'est pas parce que man dama lay déranger nga ne comme Barth daf may déranger man tey président Macky Sall dama koy xeex wante man mënuma toog tey ne APR parti violence la parce que APR du ci man du ci keneen gisuma fan nañu génnee violence di ko teg ci kaw opposant man tey maa dawal suma oto ñëw fi man kese aw ma garde corps aw ma kenn parce que xel xalaatul ma génn fii mais nit bëgg ma agressé tandis que am na lu fi nekkoon y a eu beaucoup d'épisodes les gens l'ont vécu à l'époque des sièges d'organes de presse attaqués des leaders politiques attaqués aux sorties de restaurants ak yeneen buntu mairie bi lu fa xew du ma si delluwaat ñépp a ko gis man fekkeewu ma kenn. waaw buntu këram wala dans son lieu de travail. lu am na ñépp ñaawlu nañ ko dem nañ tribunal lu ñu doon wax nañ ko tribunal wante lu am ba am pap man ci kër bi dama président Macky Sall fekk bind ma liste député ñu ànd 2012 ba 2014 président Macky Sall la nga may seetaan Ousmane Tanor Dieng mu may seetaan ñu wooma ak yeneen maire PS nañu ñun dañu bëgg ngeen bàyyi Khalifa Sall ngeen def liste benn bokk yaakaar man ma bañ yeneen ñi tamit ñu bañ foofu le problème yi commencé man balaa élection locale 2014 lañ ma njëkk a woo procès loolu mooy dëgg su ma àndoon ba tey ak président Macky Sall mais Pape Ngagne kenn du ma woo tribunal moo tax ma ne la procureur man xeebuma procureur mais dama la ne concernant Barthélémy Diaz c'est un dossier politique il doit avoir toute une organisation politique un feu vert politique pour dire maintenant Barth dañ koy tëj maintenant yéen da ngeen ma ëpp doole ngeen di ma jaay seen doole wante yéen da ngeen am doole man ma am yàlla moo tax man du ma salit du ma tiit du ma ragal tëj leen saa bu ngeen tëjee bés di ngeen tëji mais bés bu ma téye caay bi tamit man tamit dinaa tëj boobaa tamit na ngeen ànd ak ngor te bañ a jooy. mais booy tëj di nga ko teg ci yoon. non dinaa ko teg ci yoon bi ñoom nuñ ko gisee parce que ku nekk nag ak yoon bu ngay gis tey parce que moo nekk ci dëkk nekk président kilifa diine ñaan la nga bañ kilifa aada la ñaan la nga lànk bañ société civile di wax ak yow nga lànk bañ ku wax nga bañ
waaw suñ ci eggee tamit yow tamit bul dem ñaan njëkk fenn parce que lii je te dis lii dafa jéggi dayoo ah kaso kenn du ko fooye kuy fooye kaso mooy ku xamul kaso ku xam kaso dëgg comme nu ko waxoon suma mag ki Khalifa nee na ma daal kaso daal ku la ko yéene lu mu la deseel mooy bàmmeel waaw. d'accord appel yi ñaari appel mi ngi ci sa kaw. le 7 ak le 14. waaw man nag damaa xaw a bëri ay dossier tribunal damay am ay dossier fii mais duñu ay n'importe quel dossier aussi parce que dossier le 14 bi mooy l'affaire Ndiaga Diouf ci la ñu dellu si waat. politique. non dama lay wax rek Pape dinañ tribunal parce que ay citoyens la ñu. Pape lépp politique la Pape bii am na ñu bokkoon ci ñun ne dañuy ànd ak président Macky Sall ci ñoom am na ñu nga xam ne ni il paraît que dañu gestu seen mairie mais man ku ñëw suma mairie fii suba soo ko gestoo mais gestion humaine kuy wut dara da nga gis dara mais di nga ñëw ne ma baat jënd nga fi juróomi bic mais fi ñetti bic lañ fi fekk ana yeneen ñaari ma la ñaari ñu ngi ci oto bi nga ne ma déet man mënu la may nga dem ci oto bi pour jël bic yi dama lay bind Pape su ma waxoon suba ma def conférence de presse mairie ma ne leen man damay ànd ak président Macky Sall la ko yor président Macky Sall laa gëm wax ji jeex tàkk kenn du ma fi woo ay le 14 novembre kenn amul fi benn juge bu fi am sañ-sañ woo ma le 14 novembre maa su ma baat ci kaw nag damaa àndul ak président Macky Sall maa lànk maa bañ Khalifa Sall laay àndal mooy su ma gëm-gëm su ma amee ma jàpp ci yàlla su ma ñàkkee ma jàpp ci yàlla su ma noree dem kaso tamit ñu may fekk ci kaso bi man tanewu ma leen. ok Khalifa Sall ngay àndal mais ci naka ngay àndee ak moom mi ngi ci kaso bi yaa ngi wax candidature am yaa ngi wax 65% da koy gagné Dakar c'est-à-dire loolu fan nga ko teg aussi ci koo xam ne mi ngi ci kaso bi mi ngi def ñi ngi dem ci pourvoi en cassation mën na jël condamnation mën na bañ a nekk candidat est-ce que yaa ngi ci lu wóor. ñu ngi ci lu wóor parce que fu mu nekk nii dañ ci sori sax ñu ngi liggéey tey ci benn premier draft programme politique bu nga xam ne ni après dañ koy soumettre ci ay forum maanaam sénégalais ku nekk joxe xalaatam balaa ñu koy tënk mu nekk le vrai programme. Maintenant nguur gi lu ñuy jéem nii ñun xam nañ ko sénégalais xam nañ ko wante nguur gi man nangu naa am nañ doole wante lu ma nanguwul yàlla te ñun lu ñu gëm mooy lu ñu dund nii yàlla moo ko dogal ñi lay tëdd ba am su la yàlla wonee benn nga am ci ndam mais xanaa di nga dundee yaakaar ñun dañu dem élection député Khalifa Sall nekk ci kaso bi ñu fal ko mu nekk député kooku yàlla su ci ànduloon du am. kon lu tax ñun tey ñu nguur bi bëgg ñu gëmloo ni que Khalifa du ci bokk ñoom su desoon ci ñoom kese Khalifa du bokk ci élection député yi. wante ñoom dañu amoon seen plan ñu am suñu bos yàlla àtte. yàlla yóbbu Khalifa waaye maintenant bii tamit dañu am yaakaar ne ni que yàlla dina àtte te tamit sénégalais yi tamit dinañ àtte. parce que sénégalais bëggul injustice. donc président Macky Sall lu lenn rek lañ koy duñ ko sax ñaan parce que duñu ko may. wante ñu nar a organiser élection yi. wala di ko gestu wala am ci baat buñ ci mën a sànni mooy waa UMS waa Sénat ak waa société civile ak yéen tamit journalistes yi ñu ngi leen di ñaax mais na ngeen gestu naka la détenu bokk ci élection comme loolu maintenant moo xew Sénégal ku bëgg ku nama liggéeyal ëllëg ko Sénégal ñu tëj la. ah non bala kenn di ci gëstu day xam dina nekk candidat wala nekk candidat. non dama ne. parce que eggaguñu foofu. non xam nga tey Papa Ngagne. il faut mu leer nit ñi ne candidat la ba pare. yow tey man musuma fi gis Sénégalais mu ne ma seen naa Papa Ngagne tribunal. ba ñit bi mu nekk seen naa Papa Ngagne Rebeuss te yàlla bu mu am. kon tey sa casier judiciaire dafa vierge mais casier judiciaire wu sa bos mu vierge noonu la bosam vierge amul benn condamnation. moo tax révocation bi man du ma ci sori. mais révocation loolu ci loolu laa bëggoon wax di. waaw mais mooy jaay doole bu mu doon tudd fii sànq. mais appel bi lan la budul condamnation. jaay doole bi la xam nga kuy jaawale dëj ak ngénte foog ñu ni amatul yàlla. moom moo jël doole bi yëpp mais aussi Barthélémy c'est-à-dire. mais ñoom non xam nga cour d'appel condamnation la ñu def. mais dañ ko jaay doole. mais condamnation la. mais Pape lu tax kon cour suprême cour de cassation am lu tax. c'est pour recevoir des dossiers qui viennent pas de la première instance c'est pour recevoir des dossiers qui viennent de la cour d'appel. ok mais bu boobaa yow cour d'appel vide na. mais xam nga ni cassation du atte ni appel atte avocat yi ñëw taxaw. ah ankay cassation day atte. donc cassation naka lay atte. cassation day atte sur des actes qui ont été pris en première instance ainsi qu'en deuxième instance
mais acte yooyu ci droit bi. mais acte ci yooyu droit yi mais ma ñëw rek. mais ci droit bi waaw mais acte yooyu ci acte yooyu la ñuy sukkandiku pour nekk yow dañ la condamné loolu may wax ci mais Khalifa Sall damay joxe un exemple suñ ko condamné woon dëgg une seconde ñu jàpp ne Pape Ngagne a raison lu tax ñoom ñuy nangu dépôt de candidature de Khalifa Sall dépôt d'intention de candidature ñoom xam nañ ko waajee dañ ko condamné noruñu nangu ñuy déposer intention de candidature xam nga Pape bugguma ñaaw làmmiñ wante affaire bi làmbi golo la waa ji suñu président jàppul ci dara dee làmbaatu rek ñun tamit ñu ngi góorgóorlu di jéem sénégalais yi ñooy dogal. non waaw loolu may wax ci.